alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très chers amis téléspectateurs de Kalimatul Haq, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes à notre 39e séance pour aborder la 25e sourate révélée au prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Je veux dire la sourate Al-Qadr, le destin ou la prédestination. Sourate qui occupe la 97e place dans le Coran. Mbokk yi ci mbaaxu Yàlla subhanahu wa ta'ala ñu daje ci suñu fanweer ak juróom-ñeenteelu jataay ci Kalimatul Haq war dal nag ñaar fukk ak juróomeelu saar boo xam ne moom moo wàcc ci yonent bi alayhi salaam xasaba tartib muy suratul qadr. saar boobu boo demee ci mushaf bi ci téere bi moom mooy juróom-ñeen fukk ak juróom-ñaareelu saar. Al-Qadr, cette sourate nous explique le rapport qu'il y a entre le destin ou la prédestination et le Coran. Al-Qadr, c'est-à-dire le destin, est le 6e dogme de la foi. Après la shahadatu an la ilaha illallah, la croyance aux anges, la croyance aux prophètes, la croyance au Coran et la croyance à la vie après la mort. Ok. saar bii di Al-Qadr turu ponk la ci ponki ngëm. saar bii nag dañ ciy jàngate li nekk ci diggante dogali yàlla yi ak Al-Qur'an. Al-Qadr xam nañ ni mooy juróom benneelu ponku ngëm yi. gannaaw bu nit gëmee yàlla, gëm malaaka yi, gëm téere yi, gëm yonent yi, gëm ni dekki dafa am ñuy dund gannaaw de bi ci mujj mooy tuumin bil qadari xayrihi wa sharrihi. nga gëm nag ni lépp lu am moo xam lu neex la moo xam lu naqadi loolu yépp lu yàlla rëddoon la bind ka dogal ka. Selon Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, le Coran fut déplacé du Lawhul Mahfouz et déposé à Baytul Izza qui se trouve au 7e ciel juste au-dessus de la Kaaba dans la nuit de Laylatul Qadr. Dans Laylatul Qadr. Puis, pendant 23 ans, verset après verset, sourate après sourate, la révélation descend sur le prophète alayhi salam pour indiquer aux croyants le comportement qu'ils doivent tenir à chaque situation, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et les instants ou les moments où le Coran descend, on appelle ça le prétexte ou le contexte de la révélation, asbabu nuzul. Mbokk yi Abdullah ibn Abbas hibrul umma wax na ni Al-Qur'an ñu ngi ko toxalee lawul mahfuz indi ko teg ko ci baytul izza. kaaba la goo xam ne mu ngi tiim kaaba gi nekk ci juróom-ñaareelu asamaan ci guddi qadr, laylatul qadr. noonu nag jiiru ñaar fukki at ak ñettu mission wu yonent bi alayhi salaam aaya yi di wàcc, saar yi di wàcc, waaye di wàcc ci ay jataay, ci ay jamono, ci ay xew-xew pour wax jullit ñi ni nii ngeen war doxale, lii waru leen ko def, lii ngeen war a def. jataay yooyu muy wàcce moom la ñuy tudde sababu nuzul, fi nga xam ne foofu la Al-Qur'an di wàcc. Cette sourate commence comme l'essentiel des sourates du Coran par jurer par le nom d'Allah, clément miséricordieux. Nous révélons le Coran dans la nuit du destin, la nuit des décrets. Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? Ok. Yàlla waat mu ne bismillahi rahmani rahim. Qurtubi loolu
mu ne war naa ko ci yàlla mi nga xam ne maay arrahman di arrahim di borom yërmande yu matale yi àdduna ak alaxira inna naka man anzalnaahu fi laylatil qadr wàccee naa téere bii nga téye ci sa loxo alquran ji nuy jàng wàccee naa la ka ci guddik dogal yi wa ma adraka ma laylatul qadr ana kan moo lay wax lan mooy laylatul qadr à la question wa ma adraka le Coran donne toujours la réponse mais pas de réponse quand le Coran pose la question wa ma yudrika bokk boo xamee ni bii alquran jëfandikoo na baat bi pour laaj mu ne wa ma adraka saa su ko waxee rek alquran dana la jox tontu li waaye foo fekk alquran wa ma yudrika ma nga lay wax ci loo xam ni du ko tontu kumpa la ba bis penc ci yàlla rek ka xam bon laylatul qadr comme wa ma adraka la wax mu ne laylatul qadr est une nuit bénie. Le verset 3 sourate Dukhan nous dit, le verset sourate Baqara nous dit, dans le mois de Ramadan, donc c'est dans la nuit bénie, sourate Dukhan, dans le mois de Ramadan, verset 185 sourate Baqara, que le prophète alayhi salam situe. Donc Laylatul Qadr, le prophète alayhi salam le situe dans les nuits impaires du dernier tiers du mois de chaque Ramadan jusqu'à la fin du monde. Mbokk yi Alquran comme wax na wa ma adraka mu firi Laylatul Qadr suratu Dukhan laaye ñett jëmu ni inna anzalnahu fi laylatin mubaraka ci guddi gu barkeel suratu Baqara ni shahru ramadan allazi unzila fi alquran bon guddi gu barkeel googu ci weeru koor lañu ko wàccee yonent bi alayhi salaam nag jox ñu tegtal mu ni iltamisuha fi l ashri al awaqir min ramadan mu ni bu ngeen bëggee xam laylatul qadr fu mu nekk mu ni lambaleen ko ci guddi yu tool yi ci fukki fan yu mujj ci weeru koor ba àdduna di tukki. C'est donc durant cette nuit que sont prises toutes les décisions sages, les décrets d'application pour parler comme notre monde. Yàlla mu ne fiiha yufraqu kullu amrin hakim ci suratu Dukhan mu ne ci guddi googu ci la ñuy dogal bépp mbir moo xam ne xereña nañu ko nga ni jëloon nañu décret bi waaye décret d'application yey ñëw ni lii war nañu ko wéyal ci jaam ñi. Sache, amis téléspectateurs, que le destin est de 4 sortes. Il y a un destin, une prédestination éternelle, taqdir azali. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a consigné les destinées de toute la création 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Bokki boo ñëwee ci xadar nag ñeenti dogal moo am dafa am dogal boo xam ne bii azali la moom mooy ba faw yonent bi alayhi salaam mu ni yàlla bind na dogalu lépp maqadirul xalaa'iq qabla an yaxluqa samawati wal ard bi 50,000 sana mu ni juróom fukki junni at avant yàlla di bind asamaan ak suuf bind na lii xew ci jaam ñépp. Deuxième prédestination, c'est la prédestination individuelle pour chaque homme, des prédestinations qui est consignée dans le ventre de la mère. ñaareel bi xadar mooy taqdir umri kooku nag bi nisba li bani adam kooku par rapport ak doomu aadama ji ak jinne yi boo xamee ni bii malaaka baa ngi wal ruu ci biiru ndeyam ci moom ci lay bindaale li ñu dogal ci moom. La troisième prédestination est la prédestination annuelle taqdir hawli et cette prédestination
se fait justement la nuit de laylatul qadr mbokk yi ñetteelu dogal yi mooy dogal boo xam ne par at la at mi li ci war a am loolu nag yàlla subhanahu wa taala mu ngi koy dogal ci guddi laylatul qadr quatrième prédestination c'est la prédestination quotidienne minute seconde par seconde minute par minute Allah subhanahu wa taala dit dans sourate Ar-Rahman au verset 29 tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent Allah à chaque instant donc il traite des affaires mbokk yi ñeenteel bi nag mooy dogal bi nga xam ni saa su ne tarfatul ayn bu ne yàllaa ngi ci mbir di ko dogal wax na ko suratul rahman mu ne yasalu man fi samawati wal ard ba tax kulla yawmin huwa fi sha'nin mu ne ñi ci asamaan yeeg suuf yëpp ñu ngi yaakaar borom bi kenn ku nekk di ko wax soxla naa lii musal ma ci lii defal ma nangam mu ne looloo tax yàlla subhanahu wa taala saa su ne seconde bu ne tierce bu ne mu ngi ci mbir di dogal ay mbir di ko doxal suratul rahman ainsi Allah ne dort pas dit le prophète Mohammed paix et salut sur lui il ne convient même pas qu'il somnole car nuit et jour en toute justice Allah subhanahu wa ta'ala est en train de rétrograder ceux-ci d'élever en grade ceux-là chacun bien sûr selon ses actes témoignés par kiramun katib bokk yi noonu ngay fekk bon yàlla wax na que laa taaxuzuhu sinatun wala nawmu du nelaw yonent bi alayhi salaam mu ni yàlla laa yanbaghi lahu an yanaam dafa yeeyul ci moom sax muy dajent ak di gëment ndax moom saa su nekk ci maandu teem mu ngi wàccee ñii di yéege ñii di fal ñii di folli ñii di jox ñii di foqati ñii ci seeni loxo waaye jëfu bëccëg yi bala muy yéeg mu ngay traité yu guddi yi bala yu guddi yi di yéeg yu bëccëg yaa ngi dox waa mais bon yàlla nga ni du noppalu ndax du sonn heureusement que yàlla du sonn et suratul qadr parle de la prédestination annuelle de ce qui va être validé pendant l'année de ce que l'ange avait écrit pour chacun de nous quand nous étions dans le ventre de notre mère mbokk yi saar bi di suratul qadr bon dogal bi nga xam ne moom la ci yàlla di wax mooy dogal xawli bi nga xam ne par at la li malaaka bi bindoon fekk doomu aadama jàngi ci biiru ndeyam yàlla tànn ci loo xam ne da ko koy wéyalal ci at mii nag la koy dogalal nangam bi et sourate Dukhan dit nous le révélâmes en une nuit bénie le Coran nuit pendant laquelle dit sourate Ar-Ra'd verset 39 Allah abroge ou confirme ce qu'il veut de la programmation initiale car lui seul a accès à l'écriture primordiale mbokk yi yàlla mu ni inna anzalnahu fi laylatin mubaraka suratu Dukhan dama ko wàccee ci guddi gu barkeel guddi googu nag mu wax ko ci suratu Ra'd mu ne yamhu llahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab guddi googu ci la yàlla di far li ko soob ci jaam bi ci lay dogal li ko soob wéyal ko ci jaam bi ndax moom rekk moo am kàttan yegg ci ndeyu téere ji di fa rëdd ak di fa dindi par rapport à nous Laylatul Qadr est une faveur immense la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui raconta aux compagnons un Israélite qui combattit pendant 1000 mois dans la voie d'Allah nuit et jour les compagnons l'envièrent alors Allah subhanahu wa ta'ala leur offrit Laylatul Qadr et leur dit Laylatul Qadr khayrum min alfi shahr cette nuit seulement de Laylatul Qadr que je vous donne vous ummatu Muhammad alayhi salam vaut mieux que 1000 mois mbokk yi bu dee ci ñun nga ne yàlla ci mbaaxam dafa nu defal Laylatul Qadr muy njëkk goo xam ne xamuñu nu koy sant yonent bi sallallahu alayhi wa ali nettali sahaba yi benn waay ci banu Israël ci bu njëkk boo xam ne xeex na ci yoonu yàlla guddeeg bëccëg junniy weer
gaa ñëpp ñeeka ñeewaa ji yàlla subhanahu wa taala yabal jibril mu jox ñu lu gën li waa ji def mu ne leen laylatul qadri xayrum min alfi shahr guddi laylatul qadr ji jenn jëf ju ngeen ci jëf moo gën jëf jooju junni weer c'est-à-dire toute bonne action accomplie en laylatul qadr, aumône, zikr, prière obligatoire, surérogatoire, cette action aura une valeur supérieure à la même action accomplie pendant plus de 83 ans et plus, jour et nuit ordinaire. dégg lan ngay dégg ci laay gi mooy ni bépp jëf bu baax moo xam julli la farata wala naafila moo xam sarxe la moo xam zikr la moo xam benn jëf bu baax bu mu mënti doon boo jëf ci guddi laylatul qadr jëf jooju nag nga ko doon jëf lu ëpp juróom-ñett fukki at nga koy jëf ci juróom-ñett fukki at yoo xam ne laylatul qadr amu ci benn boobu nga jëf ko ci laylatul qadr moo ëpp yool juróom-ñett fukki at yi mieux Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage de profiter de la baraka de cette nuit pour faire nos vœux, lui demander tout ce qui peut changer positivement notre destin. Car Allah, en cette nuit, tient compte de nos demandes et les intègre dans le décret qu'il fera en notre faveur sur les prévisions qui ont été faites par l'ange quand nous étions dans le ventre de notre mère. Mbokk yi lu gën a ti neex amul yàlla subhanahu wa taala ni ñu guddi gi nga xam ne nag ci la gouvernement wu yàlla bi di siéger di dogal mbir yi yéen itam indi leen seeni dossier ngeen taxaw ngeen ñaan yàlla dugalal leen seen ñaan yooyu ci li nga xam ne moom lay dogal ci yéen ci guddi laylatul qadr waaye loolu muy dogal mooy la ñuy comp ci li malaaka yi bindoon ci biiru nit kaa ngi ci biiru way juróom bu jigéen. Au cours de cette nuit, dit la sourate, sur ordre de leur Seigneur, le Ruh et les anges descendent sur terre pour exécuter toutes les décisions. tanazzalu al-malaa'ikatu war-ruuhu fiiha bi izni rabbihim min kulli amr. yàlla mu ne guddi googu ci ndigali seen borom ar-ruux ñi ni mooy jibril ak malaaka yi dañuy wàcc ci kaw suuf guddi googu malaaka yi ñoo ëpp nit ñi ci kaw suuf min kulli amr ngir mottali dogal yi nga xam ne moom la yàlla dogal ci jaam. Sourate Dukhan nous dit: en cette nuit, toutes les décisions sages sont prises. C'est notre volonté d'envoyer des messagers en signe de miséricorde de ton Seigneur qui entend, et c'est tout. Mbokk yi Sourate Dukhan faram fàcce ko mu ne fiiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik. mu ni guddi googu ci lay dogal di ci faram fàcce bépp mbir moo xam ne mii xereña naa ko dama koy wéyal man yàlla. amran min indina waaye nag sa borom dong mooy dogal, amul keneen kuy dogal de, amul keneen kuy dogal. inna kunna mursilin ngir yërmande ma yabal ci yéen ay yonent, ngir yërmande ma wàccee ci yéen malaaka yi defal leen guddi laylatul qadr. Cette nuit est une nuit de paix totale du crépuscule jusqu'à l'aube. yàlla mu ni salaamun hiya hatta matla'il fajr. mu ne guddi googu jàmm rek moo ciy dox timis booba fajar di xar. Amis téléspectateurs de Kalimatul Haq, ce que je retiens des 5 versets de sourate Al-Qadr, c'est la grandeur du Coran, c'est l'impact de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le destin, dans la destinée des créatures que nous sommes. Mbokk yi yéen ñi ànd ak nun ci bis bu tedd bii ci Kalimatul Haq, li may jàpp man ci saar bii mooy dayo Alquran, darajey Alquran,
kàddug yàlla ak jeexitalam ci suñu dund ak suñu ëllëg. Le Coran est béni. Le Coran est béni. Et le Coran bénit tout ce qui touche à lui. La nuit de sa descente est bénie, Laylatul Mubarak. Le mois où il fut descendu est béni. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Et le prophète alayhi salam dit du mois de Ramadan, un mois Mubarak. Atakum Ramadan, Shahrun Mubarak. Ramadan arrive. Voilà le mois béni. Ok. Al-Qur'an dafa barkeel. Barke boobu Al-Qur'an am lépp lu ci laale ci njëkk rek da ngay barkeel. moo tax guddi gi ñu ko wàccee nekk guddi gu barkeel laylatul mubaraka. moo tax weer wu ñu ko wàccee jële ka lawul mahsuus tekk baytul izza mu nekk weeru barkeel. yonent bi alayhi salaam mu ne ataakum Ramadan shahrun mubarak. mu ne Ramadan a ngi ñëw de weeru barkeel wi ñëw. Les anges chargés du Coran sont honorés. Kiramin barara. Le prophète qui reçut le Coran est la meilleure des créatures. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et la Oumma qui accepte de vivre selon le Coran est la meilleure communauté qui s'investit pour le bien-être de l'humanité dans sa globalité. Okay. malaaka yi wàccee Alquran barkeel yàlla tudde leen kiraamin barara. yonent bi nga xam ne ci moom la Alquran wàcc mooy gën ji mbindeef di gën ci ulul azmi di gën ci lu yàlla am. umma bi nga xam ne nag moom moo nangu ñu wàccee ci moom Alquran mu topp Alquran waxuñu jullit bu ni jullit laa rek taxaw naan kuntum xayra ummatin yéen a ñi gën. déedéet yàlla mu ne yéen a ngi gën bu fekkente ne topp ngeen Alquran li mu santaane ngeen def ko li mu tere ngeen bàyyi ko bu boobaa da ngeen di dox ci njariñu adduna bi bon Alquran a ngi nii barkeel. boo ko xoolee ci suñu réew mi koo dégg ñu ko fii tudd te turam du dañ Alquran moo tax. amul kenn koo xam ne kii siiw na te Alquran siiwalu ko lu dul day suux rek. boo bëggee siiw ba àdduna di tukki da ngay topp ci Alquran. ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci ahlullahi ahlul Quran xawaasatullah. ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla doon suñu ndimbal. mbokk yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqu topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yal na nu ko yàlla yomb. mooy yàlla fi gën a yomb yal nañ ci yàlla musal. yàlla defal nu mujj gu rafet. làq nu fu yàq egul yiir nu ci malaanam suturaam. yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu buntu muur ak wërsëg. mbokk yi lu nu am yal na nu am yàlla. lu nu ñàkkit yal na nu am yàlla bi jaa'i nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ali. assalaamu aleykum wa rahmatullah. wassalatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad wa alihi wa sahbi.